ITV di leen daal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii ñu am mbégte dalal Cheikh Diop nekk président du syndicat des travailleurs du pétrole et gaz du Sénégal naka noonu Cheikh Diop moom mooy secrétaire général bu confédération nationale des travailleurs du Sénégal force du changement ñu koy wax CNTS FC Cheikh Diop maa lay dalal jàmm ci plateau kennu askan wi fii si ITV. El Hadj Malick maa ngi lay fay di nuyuwaale sa téléspectateurs yi ak sa équipe yëpp. alors tey jii ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum pétrole ak gaz yi nga xamante ni moom moo soxal station service yi gis nañ manifestation yu fi amoon le 8 bi passé conséquence yu si jot a am mu nekk li nga xamante ni dafa tax ba yéen kuréel gi nga xamante ni jiite nga ko ngeen génne communiqué di artu di wane ni foog sénégalais yi comprendre que ni Total même su fi nekkee su ko France moomee am na ay doomu Sénégal yu fiy liggéey yu fiy daan seen doole ak tamit am na yeneen conséquences yi nga xamante ni ay taal station mën na ko jur loolu la ñuy waxtaanee tey alors ginnaaw ba manifestation yooyu la amee Cheikh Diop ma fàttali suñu mbokk spectateurs yi si ñaareelu pàcc yi daan waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu monde du travail liggéeykat yi seen nekkin ci coronavirus bi première vague bi ak deuxième vague ndax Cheikh Diop ku ko wax xam ni tamit day bàyyi xel bu baax a baax liggéeykat yi moom mooy secrétaire général CNTS FC. alors Cheikh Diop manifestation yi ba mu amee am ay station yu ñu song muy Dakar muy sa Ziguinchor rawatina ca Bignona yow mi nga xamante ne yaa jiite boobu la syndicat sa première réaction lan la ginnaaw ba nga déggee li ni mel. que ni ñàkk xam moo waral li ni mel wala. El Hadj Malick bëgg naa d'abord. fàttali nit ñi ne. mouvement syndical soldaaru liberté la yi. dañu bëgg askan wi yëpp am liberté manifester. askan wi yëpp am démocratie am accéder ci xeetu liberté yëpp. loolu ñun suñu mission loolu bokk na ci kon ñiy manifester pour exprimer li leen naqari walla lu leen metti loolu ci réewu démocratie nangu nañ ko. bi ci des moo di li nga xam ne nag war nañ ko jàpp mooy mënatuñu manifester comme ni ñu daan manifester mai 68. mënatul nekk mënatuñu manifester comme ni ñu daan manifester 1988. ci jamono kii bi. Abdou Diouf Abdoulaye Wade manifestation yu metti jàpp ay leader 94 tamit. ak 2000 voilà 94 ak voilà donc 23 juin à la limite. donc mais aussi mënatuñu continuer di dund xeetu répression yi nga xam ne moom la nguur yi pouvoir yi daan teg manifestants yi daan ko teg opposants yi ci mai 68 ak ci 1988 ak mënatul nekk kon ku nekk ci côté bi nga féete war nga xam ne expérience démocratique bi Sénégal am te ñëpp contribuer ci muy société civile bi di classe politique bi yëpp opposition ak pouvoir ñun ñëpp war nañ xam ne expérience boobu bu ñu capitaliser des années durant war na mun a tax ba ñuy manifester li ñu naqari ci façon biñ ko war a defee te dara bañ a am mais également mais également ñiy manifester ñu bàyyi leen ñu manifester te bañ leen gundoxatal ñu teg ko ci yoon maanaam ñu encadrer leen teg ko ci yoon loolu mooy suñu taxawaay te ci loolu la ñuy xar suñu tànku tubéy léegi nag loolu moo tax ñu gis ne en 2021 manifestation yi fi mujj am attaqué yenn ci station Total yi ñun ñu jàpp ne ñi def loolu xëy na ñàkk xam la kon suñu devoir la ñu génn expliquer pour que nit ñi xam société pétrole yi nekk Sénégal yëpp lan mooy seen taxawaay ak lan mooy seen maanaa mais station Total yi société Total ci boppam parce que ñu bëri xëy na ci seen subconscient dañ jàpp ne Total mbirum seen France la intérêt français la am na ay doomu sénégalais yu bëri yu siy liggéey très bien loolu moo tax nag ñu ne nañ génn expliquer pour que ëllëg ñiy manifester comprendre d'abord Total manifestation di attaquer station service bu mën di doon dafa mën a jur musiba mu rëy ci réew lu mel noonu amul mën nga faram-fàcce ko su ko defee ñii seetaan xam bu baax a baax conséquences yi dayoo bu mu toll. xam nga station service di nga ko romb gis pompe yi ak boutique yeeg yépp taxaw mais ci suuf li nekk ci suuf si daanaka moo ëpp li nekk ci kaw. li nekk ci suuf si. li nekk ci suuf li ñu gas def ko ci suuf ay mbànd yu bëree bëri yu nga xam ne ay centaines ay milliers de litres lañ def
gasoil super ak yeneen xeetu produit produit yu nga xam ne lu ko taal yomb na ak dispositif bu ñu mën a jël bu ñu attaqué station service yàlla tere mën na tàkk te bu tàkkee dina jur musiba mu nga xam ne ñi dul liggéey ci secteur bi mun nañ ko bañ a comprendre bu ñu dee attaqué station service parce que même ñun ñi di ci liggéey léeg-léeg njuum te dal ñu ba incident am fa li xew Gajaga xam nga exemple la ci te li xew Gajaga moo war a gën a sedd su daloon ci station service wala ci dépôt carburant parce que du benn non li xew Gajaga du benn li xew Gajaga spectacle la incident bu spectaculaire la mais c'est plus spectaculaire que dangereux li xew Gajaga mais lu ñu war a fay de toute façon incendie boo am danger la mais c'est moins dangereux que bu fekkoon station service tàkk na donc station service yooyu ñuy attaqué bu mu mën di doon mën na jur musiba ci askan bi ci des mooy station service yi fi nekk rawatina Total yi ñu attaqué Total boobu structure yi nga xam ne ni ñaa ngi fay liggéey toll nañ ci 800 personnes juróom-ñetti téeméer ay liggéeykat yu nga xam ne ci direction yi lañ nekk ak ci dépôt yi waaye ci station yu Total yi junni ak juróom-benn téeméeri nit ñoo ciy liggéey ñëpp ay sénégalais ñëpp directeur général lu Total sénégalais la comité directeur bi ay sénégalais lañ conseil d'administration bi ay sénégalais lañ ñàkkul nag am na benn wala ñaar expatrié mais comité de direction bi presque ñëpp ay sénégalais lañ directeur général bi sax bi ci des mooy Total Sénégal société droit sénégalais la sénégalais yi dugal seen alal ci Total pour am ci ay action di ci xaar ay bénéfices toll na ci 30% capitalu Total téeméer boo jël juróom fanweer yi sénégalais yi ñoo ci dugal seen xaalis muy seen xaalis pour que bu bénéfice amee ñu delloo leen seen participation yooyu bi ci des mooy Total emploi direct yi laa wax léegi 1600 ak 800 mais emploi indirect yi li muy jural ci askan wi ci biir économie bi ak ñi muy liggéeyloo bokk na ci citerne yi ngay gis ñu bind ci Total moomu ko moomul citerne yooyu ñuy bind Total boo ci gis Total sénégalais ñoo ko moom loolu moo war a tax ñuy leeral parce que citerne Total mënoon na romb manifestant ñu taal ko te Total amu ci dërëm te loolu sax danger la ba pare Total amu ci dërëm ci citerne boobu Total dafa loué dafa signé contrat ak transporteur sénégalais citerne yooyu ngay gis Dieye moo ko moom entreprise Dieye entreprise Khouri Abdou Karim Fall ak ñooñu ak suñu mag oui ay sénégalais ñoo ko moom ay sénégalais ñoo ko moom kon ay sénégalais li ngay gis yëpp yàq lu ay sénégalais moom très bien loolu xëy na nag manifestant yu bëri xamuñu loolu bokk na ci li tax ñu bind pour ñu xam kon station service yi ak société de pétrole yi ba ci raffinerie bi yëpp alalu Sénégal la li ci ëpp bokk effectivement nag am na ay sociétés étrangères yu fi ñëw yu nga xam ne dañu ñëw aussi pour investir seen alal pour am dara dëgg la loolu am na waaye société boo fi gis li ci ëpp ay sénégalais ñoo fay liggéey d'abord expatriés yi nekk ci société pétrole yi dafa néew ay sénégalais ñoo fay liggéey di dundal seen askan mais également ay sénégalais la ñuy liggéeyloo ci wàllu emploi indirect loolu bëggoon nañu ko wane. mu nekk lu am solo alors taal station essence conséquence bi lan la mën a jur. taal station essence mun na jur explosion bu rëy. bu nga xam ne. station service. bu tàkkee. plutôt ba atteindre cuve yi. dëgg la nag jël nañ disposition yu bëri pour loolu bañ a am mais nag mun na am parce que day am. am na ay réew yu oui am na ay réew yu mu am mën na loolu bu amee benn cuve 10 000 litres. oui. mënuma ko xayma parce que scientifiquement ñi nga xam ne militaires yi war nañ mën a xayma bombe lan la war a tollool. benn cuve 10 000 litres de super wala gasoil bu dee super moo rawati. donc loolu bu éclaté rayon yi ko wër 10 kilomètres mun nañu jot ci éclat yi waxuma la ak nag
5 kilomètres immédiats yi loolu. musiba bu rëy la. oui. oui mun na dem ba foofu. te loolu mi ngi dépendre ci capacité station bi. mun na jël rayon 5 kilomètres mun na jël rayon 2 kilomètres mais lu ci mën di am. danger bu rëy la. danger bu rëy la. jël nañ nag toutes les dispositions pour que loolu du gaaw a am. waaye nag bu ñu tey continuer di attaquer station yi loolu mën na am. loolu mën na am. oui loolu ñaanuñ ko yàlla. vraiment ñaanuñ ko yàlla. alors ci wàllum kaaraange dañuy gis station service yi wàllu kaaraange est-ce que mate na fa. waaw des fois aussi ñu dégg ay station yoo xamante ni ay bandi dañ koy attaqué ay guddi ñëw caxatee foofu yëpp dañ koy faral dégg muy Dakar wala tamit si région yi wàllum kaaraange tamit vraiment ak station yi dafay dugg si xaalis est-ce que loolu jotul ngeen saytu ko bu baax a baax. effectivement xam nga kaaraange ci station service ñaar la. oui. kaaraange bi nga xam ne musiba mi nga xam ne mun na jóge ci installation yi. kaaraange boobu moom mat na parce que ni ñuy tabaxee installation yi ak ni ñuy defee installation yi dinañu fexe ba loolu du gaaw a am. du gaaw a tàkk jafe na lool fii ci Sénégal parce que nag wax dëgg yàlla Sénégal nguur gi teg na ay règles yu nga xam ne station service établissement dangereux lañ koy wax. oui. insalubre et dangereux. pour nga ubbi ko dafa am ay règles yu bëri. ba tax na règles yooyu boo sàmmoonteeg moom muy dépôt muy station dina am sécurité ci wàll boobu. waaye sécurité du doy. du doy. lu station am sécurité ku xamul installation yi ni mu tëddee ak ni mu demee su ko attaqué mun na am jafe-jafe. loolu côté sécurité la beneen bi mooy sécurité bi nga xam ne mooy sécurité travailleurs yi. yi nekk ci station yi. travailleurs yi nekk ci station yi muy boutique yi di pompe yi dañuy yor xaalis bu bari. seen njaay mi ñuy jaay guddi ak bëccëg. tant que versé wuñu mën nañu yor ay millions. kon ñooñu tamit xaalis bi day nekk ci ñoom. day nekk ci ñoom. oui. kon ñooñu voilà kon ñooñu tamit ñun syndicat bi suñ taxawaay mooy ñu matale seen sécurité. matale seen sécurité ci fànnu taxaw ba station bi duñ ko war di mën a attaquer mais xam nga loolu wóorul loolu état moo ko mën. bi ci des mooy matale seen sécurité ci. li ñuy yor ci xaalis ci heure yi nga xam ne jàpp nañ ne war nañ leen ci mën a attaquer mu néew. mu néew parce que bu xaalis bi dee bari te ñu xam ko dañu dal seen kaw mais ku ci attaqué woon station gis ne pompiste bi nga attaqué xëy na 50 000 moo nekk ci moom xëy na du la ko jaral. donc nañu teg ay organiser travail bi de sorte que. xaalis bi nekk ci ñooñu ñu liggéeykat yi ci jamono yi nga xam ne du ay heure d'insécurité la xaalis boobu bañ a bari trop. alors du ñàkk sax ci kanam ñu ñëwaat si yeneen fànn mais damay ñëw ci wàllum concurrence gis nañ na yenn quartier yi bëri na fa trop nga gis ay station service yu denn wala yu jàkkaarloo mais loolu doy na war de Cheikh. waaw xam nga. mais dañ ko waroon réglementer quand même. réglementer nañ ko. oui mais si jàkkaarloo bi wala si denn bi loolu est-ce que règlement mën nañu wax ni foofu am na réglementation. léegi station yi réglementé nañ ko ba daanaka ci région Dakar pour nga am fi espace. côté bi rek am na. voilà pour nga am fi espace pour def station dina jafe. léegi li ëpp ci li ñu autorisé di nga génn tuuti Dakar ak yenn. concentration agglomération yi parce que bi ñu defee étude gis nañu ne concentration station service yi par kilomètre carré moo ëpp sax bu États-Unis dafa dense. oui Dakar dafa dense ba tax na bi ñu bi ñu defee étude boobu ba gis loolu ci lañ ne il faut que ñu réglementer mbir yi mais li jotoon a taxaw. xam nga mënuñu ci revenir waaye fi mu nekk nii am na réglementation yu nga xam ne station foo ko bëgg a samp dina ni ñuy xoole sécurité population yi parce que station dafa am distance yu war a am ak kër yi am loolu yëpp ni ñuy xoolee kii yooyu aussi la ñuy xoolee distanciation entre station service yi ba actuellement nii am na réglementation sur cette question mais le problème aussi moom mooy dañuy gis ay station yoo xamante ni ak kër yi soriantoowul Cheikh Diop. waaw mais toujours nag il faut da nga jàpp toujours ne distance sécurité yi ak kër yi moom sàmmonte nañ ko parce que cuve yi
boo gisee ñuy wax distance sécurité cuve yi lay doon station bi. surface am mën na jege kër yi te cuve yi sori ko. te cuve yi sori ko. cuve de stockage yi sori ko parce que cuve yooyu ñooy comporter en général danger yi donc loolu li ma la bëgg a wax rek mooy station bu ñu autorisé pour ñu tabax ko mesure de sécurité yëpp jël nañ ko par rapport ak population yi par rapport ak distance de sécurité yi ak habitation yi jël nañ ko loolu moom c'est sûr. oui alors ci wàllum ñi fay liggéey seen nekkin yow nga xamante ne yow yaa jiite boobu les syndicats di syndicat des travailleurs du pétrole et gaz du Sénégal naka noonu nga nekk secrétaire général bu CNTS FC alors ñi fay liggéey seen situation lan la yaa ngi reede. El Hadj Malick dama bëgg a leeral que. jiiteetuma syndicat bi parce que bi ma demee ba. nekk secrétaire général CNTS FC 2 congrès dama bàyyi syndicat bi. ñeneen jiite ko ñoom ñu sagale ma nekk président maanaam. honorifique la mais voilà d'accord waaw loolu it baroon naa ko leeral mais gis nga. secteur pétrole. dafa bëri ay pàcc. ay branches bëri na. léegi branche yi yokku na parce que bu njëkk ba aval rek lañ amoon léegi ñu ngi dugg ci amont. amont mooy recherche pétrolière. exploitation yooyu. amont Sénégal mi ngi ciy bëgg a dugg ci at yu néew. mais aval la ñu amoon aval mooy stockage raffinerie et distribution. yooyu lañ amoon yooyu rek secteur boobu. parce que bële secteur contrôlé guñ ko ñu ngi ciy profité di wax ne. pooru Ndayane liggéey yañ fay liggéey. syndicat du pétrole bëggoon na ci xam dara parce que ay liggéeykat pétrole ñoo fay nekk. oui xamaguñ ci dara ñu ngi ñaan sax ministre bi. pour Ndayane nekk na lu am solo. am na lu am solo vraiment gis nañ ni oui am na lu am solo ay stockage yu bees. comme gaz naturel yëpp nga fay am. bëggoon nañu quand même suñu jëwriñ. muy suñ tutelle organiser quand même une visite ak syndicat bi ñu dem xam la fa xew. te xamagoo leen ko. xamaguñ ko parce que ñun on est censé défendre les travailleurs bi ci des mooy. amoo aussi amaguñ ci xam-xam yu bëri te liggéeykatu Sénégal la yu bëri ñu nga foofu. te pourtant gàttandu loolu moo taxoon ñu xar suñ tànku tubéy ba am convention du pétrole parce que convention secteur pétrolier amagul woon. comme am nañ ko te ay liggéeykatu pétrole ñoom ñëpp la war nañu xam la fay xew. yàlla dogal muy benn syndicat presque benn syndicat moo ëmb intersyndical la waaye mën naa wax ne benn syndicat moo ëmb liggéeykatu pétrole yëpp loolu lu am solo la. donc station yi segment la nag bu nga xam ne syndicat bi taxawaay bi mu ci waroon taxaw des na te ñu ngi ciy liggéey. des na parce que syndicat bi. contrôler na raffinage distribution stockage. soute maritime aviation. ak raffinerie. yéen a ko contrôler. juróom-ñetti section yi nga xam ne yëpp moom lañ seq station moom la pétrole amoo seq. aval seq ci kii bi. ñu ngi koy contrôler mais station service yi. liggéeykat ya fa nekk ñu ngi ak ay coono yu bëri. waaye nag ci seen nekkin ak ci seen situation salariale. oui seen situation salariale surtout lu ñu war a càmbar la. waaye li nga xam ne mooy suñ jafe-jafe mooy liggéeykatu station yooyu dañ leen a xoqatal ba pour ñu dugg ci syndicat dafa jafe mais ñu ngi ciy liggéey te dinañ ci jóg. ñu ci bëri syndiqué wuñu pratiquement ñu ci bëri syndiqué wuñu parce que boo seetloo station yooyu. sociétés yi du ñoom ñoo koy gérer directement li ci ëpp am na surtout société sénégalaise ñoom ñooy gérer seen bopp station yi. ñooñu nag personnel boobu nga xam ne sociétés yi ñoo leen di gérer directement ñoom ñu ngi leen di contrôler parce que boole nañ leen ci suñ convention. mais station gérance libre maanaam yow Hadj Malick mun nga am sa xaalis ñëw ci Total ne ko dama bëgg nga louer ma station ma koy gérer sama bopp ak sama capital. di jënd sa produit di jaay. loolu moo seq ci li ëpp ci station yi ak société yi yow nag boo ñëwee mën nga jël sa cousin sa doom ñeneen say xame ñu lay liggéeyal ci station bi lenn rek nga sàmmonteeg Total norme Total da nga koy respecté tenue Total da nga koy respecté lépp lu nga xam ne moom la teg comme seen diggante da nga koy respecté ba ku fa romb day jàpp ne Total ba moom station bi waaye yow yaa ko moom ñooñu nag ñu ci bëri dañ sukkandiku ci convention commerce
nekkuñu convention pétrole convention commerce la nekk mais même bu ñu nekkee convention commerce war nañ ci teg bët pour xam liggéeykat yi nekk ci station yi muy pompiste yi di graisseurs yi di laveurs yi naka lañ leen di traité loolu nag syndicat bi taxaw na ci pour que ñu fexe organiser leen pour ñu bokk ci syndicat bi parce que syndicat bi. transport hydrocarbure ci lañ bokk te ñoom it ñooñu ñoo yem statut. presque ñoo yem statut parce que transporteurs yëpp ay sénégalais lañ. mais dañu dem signer ay contrat ak société di leen transporter mais kon ñooñu ñu ngi leen di négocier convention annexe transport hydrocarbure maa ngi profité pour relancer encore nécessité que jot na pour ñu continuer waxtaan bi ñu doon waxtaan ci biir secteur bi pour finaliser négociation yi ñu doon def ci secteur transport hydrocarbure seen convention annexe jot na sëkk. oui am na solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Cheikh Diop nekk secrétaire général bu CNTS FC force du changement naka noonu moom mooy président du syndicat des travailleurs du pétrole et gaz du Sénégal mën ngeen participer si émission bi soo leen wootee si 88 628 74 74 88 628 74 74 alors Cheikh Diop nekkinu liggéeykat yi wax nga ko léegi yéen syndicat bi ba ngeen fi nekki bala yéen jéegoo ngeen si jot a def ba liggéeykat yi au moins mu am benn avancement bu nekk si ñoom. ak a bëri. ndax yow situation bi nga fi décrire nii ñoom seen situation dafa doy waar. waaw xam nga dama la wax ne la ay section la ay segment la. oui secteur pétrole ay segment la. oui ñun ñu ngi contrôler juróom-ñaari segment yi. des na benn buy station service. mais également des na amoo. amaguñ fa benn jéego. kon foofu des na fi des nag fa la jafe-jafe yi xaw a amee. muy station yi. te dinañu fexe xar suñu tànkatu bi parce que mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk. nañ fexe ba ñooñu ñu organiser leen même bu ñuy dépendre ci convention commerce ñu teg leen convention bi ñu respecté ko. mais ñoom aussi seen àq ak seen yelleef ñu mën ko sàmm. waaye syndicat pétrole bokk na ci syndicat yi nga xam ne dialogue social bi exemple la fa. parce que syndicat bi ñu jiitu woon. muy feu Maguette Diack mooy premier secrétaire général syndicat pétrole mooy magu Lamine Diack di magu As Diack ci cadre Shell yi la bokkoon ñoom moom moo jëkk a jiite syndicat bi ak ñoom Seyma Kodou Beytir Ndoye ñun ñooy troisième génération syndicat bi d'abord dafa accompagner autorités yi à l'époque bi ñuy tabax SAR pour que Sénégal nekk pétrolier de la sous-région booba xamaguñu woon sax ne am nañ pétrole boo gisee société africaine de raffinage tuddul société sénégalaise de raffinage société africaine de raffinage la tudd te pourtant Côte d'Ivoire SIV la am société ivoirienne de raffinage Ghana noonu ñeneen noonu. lu tax Sénégal nag amul. génération boobu nag. ñoom président Mamadou Dia ak ñoom Lamine. doyen Maguette Diack ñoo taxawoon pour ne Sénégal dafa war a nekk hub pétrolier donc raffinerie bi ñuy taxawal na am ambition nekk hub pétrolier. gis nga esprit boobu ba tey moom la syndicat bi amee esprit de responsabilité mais également esprit bu nga xam ne dañu bëgg ak yelleefu liggéeykat yi ñu sàmm ko ba mat sëkk te gérer responsabilité secteur bi parce que secteur bi dafa sensible ci économie Sénégal. ba tax na. di xëy di teg plateforme revendicative chaque année muy mën a indi coow ñun trouvé woon nañ ay forme de négociation yu nga xam ne dafay pallier ci coow lu bëri li dañu jëkk a négocier te loolu ñoom Beytir Mbaye ñoo ko négocier woon indexation du coût de la vie maanaam dañu fexe woon ba bu dund bi jógee coût de la vie bu yéegee salaire u pétrole yi toog accord la woon accord cadre pour coow bañ a am bañ defee d'évaluation ñu gis ne masse salariale bi day doubler ñu abolir accord boobu ñu nangu ko ci la ñu jógee taxaw di def pacte social. ban dévaluation bu 94. bu 94. oui xam nga dévaluation bi su fekkoon inflation bi dafa doubler. donc salaire yi dañu waroon doubler. loolu ñu ne loolu mënut a nekk. kon ñu bàyyi ko. léegi ñun ñu créer li ñuy wax pacte social. 2008 daañu ñëw si pacte social 2008 bi Cheikh Diop nga baal ma am na kuy insister nekk si ligne bi allo. kooku dem na ma bàyyi la nga faram-fàccee pacte social 2008 bi.
2008 donc ñu ne comme indexation des salaires coût de la vie amatul la ñu toog négocier pacte social bu nga xam ne day gàttandu problème yi fii ak ñetti at lépp lu waroon nekk problème bay perturber secteur bi nañ ko waxtaanee jubóo ci bu nekkee augmentation de salaire indemnité logement indemnité yi ñu xool ni ñu koy réviser yu bëri yi secteur bi am bu secteur bi avancé ñu avancé ñëw jëkk a signé pacte social signé ko 2008 renouvelé ko 2017 pacte boobu bi Macky Sall ñëwee comme moom xam na li xew ci secteur bi parce que nekkoon na ministre de l'énergie te pétrolier la gis ne exemple négociation relation professionnelle yi nekk biir pétrole c'est des ay relation yu wóor la yu nga xam ne buñ ci jubóo mu nekk moo ko inspiré pour mu convoquer la première conférence sociale bi mu jëlee réew mi en 2014 ci conférence boobu lañ signé pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique kon daf lay won ne te doguma la sax gis nañ chaque 1er mai pacte social bi da nga si insister soo daan dem di déposer sooy déposer cahier de doléance mu nekk lu la ñor absolument oui. Absolument parce que ndax chaque année da ngay revenir sur le pacte social oui pacte bi oui. d'abord pacte bala muy am sens ñu sàmmonte ak la ca nekk lépp secteur du pétrole nag on touche du bois yàlla dogal na ñu ngi sàmmonteeg dogal yi nekk ci pacte yi deuxième pacte bi jeex na war nañ xalaat nu ñuy def mais pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique am na charte bu ci nekk bu nga xam ne sàmmonte wu ñu ak moom dañoo oui dañoo waxoon ne secteurs yi nekk en turbulence muy santé ak éducation nañ ko régler ci pacte bi loolu ngi ci woon loolu bokkoon na ci li taxoon ñu signé dañu waxoon ne aussi système de rémunération Sénégal nañ toog waxtaane ko waxuñu ne état bi par force lii dina am waaye comme gis nañ ne système de rémunération bi c'est déséquilibré nañ toog waxtaane ko mais également nañu fexe ba parce que protocole d'accord boo ko signé ba jamonoy baax protocole d'accord mooy régler définitivement conflit de travail tey jii suñu dialogue social protocole d'accord mooy cause conflit loolu war nañ ko régler ñàkk sàmmonteeg bu si jot très bien war nañ régler loolu parce que gis nga confiance dafa am solo ci relation bu mu mën di doon nguur gi pour que mu mun a doxal institution yi pour ñu mun a taxaw dëgër il faut que population yi am confiance ci institution yi muy justice di gouvernement di lu mën di doon buñ ci amul confiance dara du baax kon relation professionnelle war nañu installer waat confiance bi nag mooy toog waxtaane protocole d'accord yi ñu signé ci éducation ak santé te weguñu ko loolu it ñi ko séq il faut que ñu am compréhension parce que boo seetloo protocole d'accord yi ñuy revendiquer tey du Macky Sall kese moo ko def am na ci lu mu def du Ablaye Wade kese moo ko def am na ci lu mu def du Abdou Diouf kese moo ko def am na ci lu mu def kon régime yi yëpp régime yi fi jaar yëpp seen responsabilité engagé na comme nag continuité état la tey jii lépp dafa tegu ci épaule Macky Sall donc ñun war nañ comprendre loolu ne léegi nañ toog waxtaan lan la ñu mënul respecter tey mu wax ñu ko ñu ne kon nañ fexe pour suba wala ginnaaw suba ñu respecté ko buñ ko waxtaanee ba lépp ñu càmbar ko avec l'implication des grands acteurs du dialogue social maanaam syndicats yi nga xam ne ñoom lañ concerné ak centrale yi ñu toog ak autorités yi ñu toog waxtaane ko gis nga loolu buñ fa tënkee échéancier bu nga xam ne dañ ne fii ak ñaari at lépp lu nga xam ne engagement la état bi jëloon dina ko respecté gis nga loolu bu ko deful du ñoom Saourou Sène rek ak ñoom Mbaye Sarr ngay dégg ñu yuuxu kon bu boobaa ñun ñi ci yuux yi la ñuy bokk te sax nag dañ ci war a bokk ndax jot na pour ñu régler ko alors mu nekk transition ngir ñu dem ci impact ak mbirum coronavirus ak monde du travail alors gis nañ première vague bi conséquence yi si jot a am ba ministre bi nga xamante ni mooy ministre du travail wax fii si ITV que ni si xayma rek am na si 20 000 nit yu si ñàkk seen liggéey alors loolu mu nekk lu doy waar yow bi nga xamante ne yow yaay secrétaire général CNTS FC première vague bi conséquences yu mu am ñi si ñàkk seen liggéey entreprise yi jot a tëj alors laataa ñuy ñëw si deuxième vague bi ban taxaw seen nga si alors première vague bi d'abord damay saluer mesures yi nga xam ne état jëloon na ko muy toog waxtaan parce que boo seetloo bi première vague bi tàmbalee Macky Sall président Macky Sall dafa woote képp ku am kaddu ci réew mi woo na la waxtaan ak yow mais loolu il faut que ñu ciy revenir pour rafetlu ko parce que nit ñi gouverner
ñun bi ñu nekkee ndaw dañ daan wax gouvernement du peuple pour le peuple et par le peuple. loolu bañ koy wax xëy na xamuñu woon lan la mais mooy lii mu def. mooy oui bu fekkee da ngay gouverner am sañ-sañu dogal waaye nga ne sama sañ-sañ boobu naa ci boole ñëpp woo ñi nga war a waxtaanal ne leen nu ngeen gisee mbir mi dal ci kaw réew mi. ku nekk wax la nga boole wax jooju yëpp seet la ca baax seet la ca léppay baax sax mais nga seet la nga xam ne moo mën a nekk te mënta ñàkk nga tëral plan boo gaañ ne leen plan bii laa tëral ba mu ko defee ñëpp ci ànd. gouvernement par le peuple mooy loolu woo ñëpp laaj leen boo xamee li ñu bëgg nga dogal boo dogalee dogal boobu jëm ci ñoom. jëm ci seen njëriñ. loolu la def te ba mu ko defee premier plan de résilience bi ñëpp a ko soutenir moo tax mu réussir. plan de résilience boobu dafa réussir ba Sénégal ñu koy lim ci réew yi gën a gérer première vague bi. deuxième pays au monde. loolu it ñu war ci def jàngat El Hadj Malick boo seetloo ñi gënoon a soutenir première vague bi ñaari secteur la muy santé ak éducation. bien sûr ñëpp a ci bokk nag. waaye ñooñu bokk nañ ci ñi gën a. amoon na si benn taxawaay bu am solo. voilà très bien. te boo seetloo secteur yooyu en 1980 bi ñuy taxawal les politiques d'ajustement structurel. mais li ñu imposé woon mooy déstructurer secteur yooyu déstabiliser leen anéantir leen. te secteur yooyu ñu anéantiroon malgré tout taxaw nañ ba tey jii ñoo ñu jural fierté boobu loolu dañ ci war a jàngate ne war nañu gëm suñ bopp war nañu am confiance boobu mu waxoon. ci relation yi ak ci gouvernance bi confiance bu am solo la bu ñu gëmee suñ bopp lépp lu ñu song mën nañ ko def Macky Sall li mu taxawal premier plan de résilience bi. demul laaji banque mondiale daf ko taxawal boppam ak askanam te dafa réussir. kon war nañ gëm suñ bopp mondial naka noonu ak FMI. oui Fonds monétaire international alors léegi ñi nga xamante ni dañ si ñàkk seen liggéey alors yow gis nañ question boobu daf la yàgg soxal ban xayma ngeen si jot a def yéen. ñi ñàkk seen liggéey ci mbas mi. boo jëlee ci plan africain gis nañu ne activité mesures yi ñu jël pour xeex mbas mi tax na ba 80% activité économique africaine yi emploi yi surtout affecté na leen. ñii changé nañ liggéey ñii dàq nañ leen ñi seen liggéey wàññeeku na bu baax. gis nañu ne également crise bi nekkoon crise sanitaire dafa transformé wu en crise d'emploi loolu it jàngat la bu nga xam ne sur le plan africain et même sénégalais gis nañu ko fii ci Sénégal nag gis nañu ne 30% ci liggéey bi yàqu na ci mbas mi. yàqu na. waaw ñu ci bëri 30% ci emploi yi yàqu na ci mbas mi. gis nañu ne également lu mat 4% changé nañ métier wala ñu changé liggéey bu ñu doon def surtout ci secteur informel bi secteur boobu la gën a touché ak secteur touristique. waaye li nga xam ne moo gën a metti mooy matuwaay yi ñu jëloon ci première vague bi xëy na excès guñ ci deuxième vague bi mais deuxième vague bi mënuñu ko jël. mënuñu ko jël. oui parce que nag il faut que ñu réaliste bañ ko jëlee malheureusement accompagner wuñu mesures yi ak effort yi nga xam ne moom la nation bi def. accompagner wuñ ko ak sensibilisation permanente. sensibilisation bi dafa desoon. moo tax relâchement am. foofu nag responsabilité sont pas am ñu tàbbi si deuxième vague bu mu ñuy bëgg a rek te effort yi ñu defoon mënatuñ ko waat def. tey jii nit ñi dem nañ ba jàpp ne mesures yi ñu jël pour aar leen c'est des mesures contre eux. mais c'est là où c'est dangereux foofu la danger bi am. donc jàpp naa ne. te mbir mi warul woon demee noonu. te loolu nag nit ñi di xalaatee loolu. voilà lu tax nit ñi di xalaatee noonu. dafa xaw a doy waar dem ba jàpp ne mesures yi ñu jël. ay mesures la yu nga xam ne daf lay faagaagal te mesures la yu la war a aar loolu quand même war nañ fa communiquer lu bëree bëri pour nit ñi comme donc tey jii jàpp naa ne suñu arme ci sensibilisation ak communication la gën a ëppee doole. parce que taxawaay bi foofu lañ ko war a gën a renforcer pour mbas mi. génn réew mi. alors si deuxième vague bi nag seetlu ngeen ni am na tamit ñi nga xamante ni seen liggéey xaw na takku suuf ñi nga xamante ni si ñàkk seen liggéey si deuxième vague bi wala jotagoo leen def évaluation. deuxième vague bi xam nga évaluation. à mi-parcours. évaluation mbas mi c'est dynamique. waaye li ñu seetlu tey jii mooy li ñu ñàkk ci emploi
soriwul 20 000 yooyu nga waxoon léegi. te ëpp na ko nag léegi. ëpp na ko léegi waaye li nga xam ne moo ñu gën a tiital waxoon na ko fii 18 janvier. très bien ëpp na ko fi mu nekk nii. li ñu gën a tiital nag mooy emploi yi ñàkk ak yi ñuy bëgg a ñàkk. yi ñuy bëgg a ñàkk moo ñu gën a tiital maanaam li ñuy wax emploi menacé. secteur touristique transport touristique mooy transport aérien. hôtellerie restaurant bar. mbir mi laal na leen bu baax na sax. ñooñu 20 000 emplois menacé na ci biir secteur boobu waxuma la 20 000 yi yàqu de mais 20 000 menacé na ci biir benn secteur boobu. ba tax na ñu ngi doon lal waxtaan pour xool naka la ñuy fexee ba loolu bañ a am. am na yeneen secteur yu nga xam ne aussi seeni emploi menacé nañ fu mel ni poste. groupe La Poste. ah oui foofu 4 000 et quelques 3 000 4 000 emplois ñu nga fa. compagnie sucrière amoon nañ même problème yi waaye heureusement état bi jël na ay mesures ba loolu mi ngi wàññeeku 6 000 emplois aussi c'est menacé woon nañ ko ci compagnie sucrière ndax lan. bañ def première vague bi biñ ne nañ commandé suukar ak ceeb pour secourir population yi dafa am ñu commandé woon lu ëpp li Sénégal soxla. denc ko di ko jaay. ba compagnie sucrière mënatul liquider. donc loolu problème la woon ba menacé suñu emploi bi ñu ci waxtaanee nag coow li bëri ba nguur gi xoolaat arrêté na yu bëri fi mu nekk nii ñu ngi reprendre foofu mi ngi tane mais lu ñu war a bàyyi xel la. groupe La Poste état daf ko yoreel xaalis ba pare am fu mu ko war a taxawu aussi. ci wàllu surtout poste finance taxawaay bi mu war a am ci biir BCEAO BCEAO taxawaay ba mu fa war a am banque centrale bi dafa war a am taxawaay bu nga xam ne moom la fa yeneen banques yi am yeneen établissement financier yi am mais taxawaay boobu matagul foofu. ensuite état aussi li mu yoreel groupe La Poste xaw na takku. donc xayma ngeen ko si ñaata. lu état bi amel groupe La Poste. yaakaar naa soriwul 20 milliards. xëy na nag travailleur poste yi dañ joxe chiffre exact mais soriwu ko. parce que bourse familiale yi. muy politique bu ñu saluer ce n'est pas parce que am na tuuti rëq-rëq que dañ koy dénoncer non. yéen ngay rafetlu. dañ koy rafetlu te dañ ko war a maintenir. waaye poste ko daan fay boobu mu ko daan fay waroon na am ay redevance ak remboursement bu rapide yooyu tamit yaakaar naa côté boobu sooxe na. ba tax nag groupe La Poste lañ fa bëgg rek mooy état bi teg ci bët. la fa nekk ci ay jafe-jafe ñu seet naka lañ koy mën a régler. si gannaaw bëriwoon na coow. bëriwoon na coow effectivement loolu moo ko waraloon. donc ñaari secteur yooyu seeni ak pêche bi aussi. pêche bi oui fu mel ni Sénégal armement ak Sénégal pêche groupe Sénégal armement Sénégal pêche. ñoom dañu taxawaloon lu mat fukki bateau. war ko changer. mais li ngay wax ni ça n'a rien à voir avec les accords de pêche wala. non ça n'a rien à voir jotewul dara ak accord de pêche yi. dafa mel ni mbas mi daf leen a laal. ba pare matériel boobu. wax dëgg yàlla nag def nañ fa négociation yu mucc ayib. parce que direction yi ak syndicat ba fa nekk te béyteendoo jiite ko waxtaan nañ ba 6 mois lañ fay liggéeykat yi. ne leen ngeen dem toog en attendant ñuy changer bateau yi. bateau yooyu commandé nañ ko en Chine pour ñu ñëw fukki bateau yooyu ñëw changer fukk yi fi nekkoon te vétuste. waaye nag lenn rek la ñuy ñaan gouvernement Sénégal négociation yañ def foofu parce que dañoo dig ne su bateau yooyu ñëw liggéeykat yépp dañuy dellu si. loolu dañ leen dig. dañ na ko dig signé nañ ko kon léegi état moo ñu dese. kon kay mbir mi waru am problème. déedéet. bu état wala da ngay ragal état lañ bëgg mu comprendre loolu. oui d'ailleurs maa ngi waaj ñaan audience ministre de la pêche pour ñu waxtaan ci parce que. accord yañ fa signé accord yu am solo la. waaye il faut que ministre bi accompagner ñu daf ñu daan masa accompagner mu accompagner ñu pour que bateau yooyu suñ ñëwee mu contrôler li mu laaj yëpp ci tabax beeg ni ñu koy defaree bu ñu ko respecté mu gaaw autoriser ko pour ñu mun ko mettre au large nit ñi mun a dem liggéeyi. alors léegi Cheikh Diop lu ñu desee si ay simili bëriwul dañuy ñëwaat ci wàllum station service yi station service bis bu yàlla sàkk suñ ko doon xayma ñaata moo fay dugg laataa ñuy ñëw si weer. lu jafe la parce que seen wàllum chiffre d'affaires ndax am na solo. waaw moo tax ma ne la lu jafe la boo gisee benn station nekk fii benn jàkkaarloog moom. ça veut dire que flux client bi jaar foofu dafa am solo ba concurrent bi ñëw jàkkaarloog moom. loolu lay tekki. donc mais loolu est-ce que. waaw mais loolu est-ce que du concurrence déloyale tamit. déedéet na ay station yi nga xamante ne dañ jàkkaarloog wala yu den. déedéet du concurrence déloyale parce que jël distance moom tamit. waaw mun na nekk mais dama la bëgg a wax rek ne la
selon par exemple site yi. clientèle bi ak koom-koom bi du benn. boo gisee station yi tàncaloo fenn rek xamal ne foofu la fa nekk ci mbir bi am na solo boo dem par contre di nga dem fenn da ngay daw lu ma 10 kilomètres di soog a gis station donc loolu pour nga xayma station yi mun naa wax ne daal station bu dox dëgg mun na écouler au moins 10 000 litres par jour au moins waaw léegi soo ko doon xayma si xaalis soxlawul xayma parce que 10 000 litres yi mën na nekk gasoil ak super confondu mais daal station bu dox wax dëgg yàlla mun na dundal kii am waaye nag gérants yi aussi am nañu ay joytu yu bëree bëri yu ñu doon joytu oui gérants yi xam nga duñu suñu ay liggéeykat waaye ñun li ñu amal solo mooy secteur pétrole dafa war a équilibré ku nekk nga jot sa àq ak sa yelleef mu nekk secteur bu stable lu équilibré parce que gérants yi aussi li ñu leen di teg ci bu ñuy signé location de vente bi dafa xaw a diis ñoom ñooy fay électricité bi yëpp ñooy fay courant bi yëpp te pourtant ay emblème bu jàmbur la ñuy taal kon kooku waroon na participer ci lu mel noonu ak yeneen yu nga xam ne maîtriser wuñ ko trop mais am nañ ñoom tamit ay tawat yu ñuy jooytu alors évoqué nga ko léegi mooy zone yi nga xamante ni nit ki dafay daw lu bëri su gisee benn station galaa muy gisaat beneen wala sax du gis station service loolu ngir ñu saafara ko lan nga jàpp ni foofu nañu war a jaar. commencé nañ ko saafara parce que en 1998. mais ba tey am na fi de. am na wéy. moom laa lay expliquer en 1998. ñun syndicat bi bokkoon na ci ñi xaroon suñu tànku tubéy parce que syndicat bi dafa am un peu connotation nationale dañu bëgg. doomu réew mi impliqué wu ci pétrole. dañu xaroon suñu tànku tubéy pour ñu ubbi secteur pétrole tey jii boo ko seetloo am na sénégalais yu bëri yu nekk ci biir secteur bi. Elton EDK AA ñoom gaañaa ngi ci. ñooñu bokk nañ ci ñi nga xam ne xaw nañu équilibrer affaire yi parce que fa station amul woon ñoom dem nañ fa kii station. par nationalisme mais également par contribution pour que réew mi dox. en 30 secondes climat social bi jamono ji noo ko gisee. climat social jamono bi ci secteur pétrole climat social bu stable la parce que. secteur transport rek moo ñu jaaxal moom mi ngi bëgg a yëngu parce que signé nañ. convention collective bu pétrole. signé nañ ko il y a 2 ans. pacte social bi jeex na ñu ngi waaj a waxtaane beneen. kon mën naa wax ne secteur u pétrole bu fekkee ñëpp am nañ volonté dialogue social ba fa nekk ñu maintenir ko te gaaw ci secteur transport hydrocarbure jàmm dina fa mën a yàgg. mais mbir bi mën nañ ko wàññi de njëgu essence beeg gasoil mën na wàññeeku de wala. njëgu essence beeg gasoil bi ndax dawalkat yi tamit dañ koy faral jàmbat. waaw war nañ ci bàyyi xel mais gis nga li am solo mooy. kuréel googu ñu tëraloon kuréel gi dox parce que dafa amoon kuréel gu ñu tëraloon muy natt njëg yi ñeenti semaines yu nekk ñu natt njëg yi par rapport ak bitim réew ak fii kuréel googu nag dañ ko teg fële di fixer prix yi léeg-léeg prix bi yéeg duñ wàcce léeg-léeg prix bi wàcc duñ yéegal xam nga loolu aussi mooy jafe-jafe bi mais de toutes les façons kuréel googu su doxee war nañ ñëpp war a mën comprendre te ñu expliquer aussi doxeen kuréel gi te ñun tamit ñu toog ci kuréel gi pour mun a expliquer parce que nekkuñu fa. oui Cheikh Diop nga baal ma ndax ñu may xamal ni am na ku nekk si ligne bi moom day waxtu bu mu wootee daanaka émission bi jeex na ñu jël ko rek allo kooku dafa mel na dem na ñuy jégalu bu baax a baax maa lay gërëm baax di la sant Cheikh Diop. di la sant aussi élagement allo kon Cheikh Diop secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal force du changement naka noonu Cheikh Diop moom mooy président du syndicat des travailleurs du pétrole et gaz du Sénégal mbokk téléspectateurs yéen tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu.